ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. vidéo tay bi nag vidéo artu la artu jëmale ci suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi ci biir réew mi wala fu ñu mënti nekk ci àdduna bi. artu itam jëmale ci suñu autorité yi nga xamante ni ñoom la ñu dénk suñu lépp moo xam suñu kaaraange moo xam suñu alal waaye itam suñu wér-gi-yaram. ci suñu analyse bi weesu jàngat bi ñu defoon ñi ngi doon junju benn campagne bi nga xamante ni lobby pharmaceutique yi ñu ngi koy mëne pour que jàngoro ji di coronavirus bañ a teel a am saafara le temps que ñoom ñu jaay yenn ci seeni produits yi nga xamante ni jamono ji mi ngi dox waaye itam jël seen temps maanaam fekk ay weer defar benn garab bu gën a cher chloroquine bi nga xam ni ñoom mënuñ ci gagné xaalis bu bari parce que dafa yomb tax ñuy xeex képp ku koy jëfandikoo jamono ji pour xeex jàngoro ji li ci gën a fës mooy di jarawut mais ci suñu beneen vidéo ñu ngi doon junju benn genre complot jëm ci jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus maanaam ab mbir boo xamante ni dañ ko créé bëgguñu ci woon nag xuus parce que jamono jooju jàppoon nañ ni li gënoon am solo moo nekkoon sensibiliser sénégalais yi d'abord gannaaw bi jàngoro ji duggee suñu réew bu ko defee ñu mën a aar seen bopp laataa ñun ñuy ñëwaat gën a xuus leeral yenn mbir yi nga xamante ni téye na suñu xel. parce que jàpp nañ ni jàngoro ji mënul nekk suñu biir réew nit ñi nekk ci benn danger boo xamante ni amaana mën nañ ci bañ a mucc ñu war leen sensibiliser di leen wax ay waxi complot mais comme ni ko olof di waxee lu ay di jàmbat li ñu seetlu mooy defkatu ñaawteef yi ne ci àdduna bi yore alal gi ne ci monde bi yépp jiite institution yi gën a mag ci suñu planète ñoom ñoo ngi tëgg seeni plan pour que jàngoro ji di coronavirus rey ay millions yi doomi aadama ci àdduna wërngal këpp rawatina Afrique bi nga xam ni suñu réew fa la bokk. boobee jàngoro nga xam ni ku ñuy wooy Bill Gates mooy waa ji fi indi woon machine biir Sénégal buy defar ndox jaare ci ay neefare wala ay ndoxu duus moom Bill Gates prévoir na ay at ci ginnaaw feebar bii di coronavirus loolu lépp daan ci ñëw mais laataa ñuy leeral loolu lépp dañ leen di dëgtal benn vidéo bi gën a tax ñu def taxaw seetlu bii di muy Antonio Guterres di secrétaire général ONU maanaam mbootaay bi ëmb réew yi ne ci àdduna bi yëpp mu yëkkati ay kàddu yu garaaw a garaaw yoo xamante nii tiital na képp koo xamante nii africain nga wala ngay soucié wu ci dundu ni doomi aadama moom mu yëkkati ay kàddu yu yéeme yoo xamante nii dañ leen koy dëgtal laataa ñuy ñëw tekk ko ci kàllaamay wolof. Absolument faire de l'Afrique une priorité de la communauté internationale. Ça veut dire un investissement massif, tout ça à un niveau gigantesque. Ça nous faut une mobilisation gigantesque, une priorité absolue, parce que on est encore à temps, à mon avis, d'éviter le pire, mais sans cette mobilisation gigantesque, je crains qu'on aura en Afrique des millions et des millions de personnes infectées, et même si la population est plus jeune que dans le nord, dans les pays les plus développés, il y aura nécessairement des millions de morts. ci vidéo bii nii moom Antonio Guterres ne Afrique dafa war a nekk jubluwaay ngir xeex jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus mu ne réew yi am doole yépp dañoo war a boole seeni am-am dajale koppar gu takku dimbalee ko continent bii di Afrique parce que moom nee na leer na ko ni fekk lu yàggul ay millions yi doomi aadama dëkk fii Afrique maanaam ay africain dina ñàkk seen bakkan ndax jàngoro ji di coronavirus donte ñun ñooy continent bi ëpp ndaw ci àdduna bi. kàddu yi nag soxlawul nga am xel mu sori wala njàng mu kawe pour xam ñoom li ñu nar dañ koy leeral ci lu gaaw gars yi tey pare nañ pour rey ñu bañ a jeex tàkk lan moo tax jamono gi ñuy def vidéo bi nii visité nañ benn plateforme boo xamante ni maanaam benn site boo xam ni chaque minute chaque seconde da lay xamal fu kaaw coronavirus bi toll ci àdduna bi dëkk bu ci nekk ak li nga am ci nombre de cas. mais bi ñuy def recherche yi maanaam période bi ñuy def vidéo bii nii ñun suñu continent waxuñu Sénégal mais Afrique wërngal këpp bokkuñu sax ci fukki zone yi nga xamante nii coronavirus bi ñoom la gën a laal donte am nañ ay cas loolu li muy tekki mooy yeneen réew yi moo xam Europe wala États-Unis ñooñu bu ñu sañoon tey nekk ci même situation que ñun maanaam dañ ñoo ñee bi ñuy def vidéo bi nii li mu doomi aadama yi ñuy testé positif coronavirus ñu ngi toll ci 649 904 cas. maanaam lu ëpp juróom benn téeméeri junni doomi aadama yoo xamante nii testé nañ leen ne jàngoro ji mi ngi seen biir yaram te ci cas yooyu noonu ñi nga séddoo réew yii la comme ni ngeen koy gisee ci image bi États-Unis am nañ lu toll ci 115 547 cas Italie 92 472 cas Chine 81 999 cas Espagne 72 248 cas Allemagne 56 202 cas France 38 099 cas
mën nañoo lim ba sori doo ci gis benn réewu Afrique boo xamante nii cas yi yegg na ci réew yi nga xamante nii limal nañ leen ko. firnde bi mooy bu ñu boolee réew yi nekk ci Afrique yépp waxuñu benn réew mais continent bi ba mu daj bi nga xam ne am na lu toll ci 54 pays maanaam juróom fukki réew ak ñeent bu ñu boolee suñu réew yooyu yépp amuñu lu toll ci 4000 cas. ba ci bésu vendredi 27 mars 2020 ñoo ngi tolloon ci 3426 cas Afrique ba mu daj maanaam ñun li jàngoro bi di lëmbe àdduna bi yépp suñu borom mi ngi ñuy suturaal bu baax a baax. mais li nga xamante nii moo ñu bett mooy secrétaire général bu ONU muy Antonio Guterres nañ ñoom seen xeex dañ koy mën a jëmale ci Afrique parce que jàpp nañ ni ay bés ci kanam coronavirus dina rey ay millions ngi doomi aadama ci suñu continent bi. bàyyi États-Unis bi nga xamante nii ñoom 1544 doomi aadama ñàkk nañ fa seen bakkan te coronavirus moo leen rey. bàyyi Italie bi nga xam ni bi ñuy def vidéo bi lu ëpp 10 000 personnes maanaam fukki junni doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan te jàngoro ji moo leen rey. France samedi 28 mars 2020 seen réew 2300 personnes maanaam ñaari junni ak ñetti téeméeri doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan te coronavirus moo leen rey. donc jàpp nañ ni tey bu ndimbal di am bu taxaw di am dëkk yooyee ñoo gën a yayoo ndimbal donte ñun Afrique soxla nañu ndimbal weddiwuñ ko mais tey bu amee ñoo xamante ni nekk nañ ci urgence dëkk yooyu la. mais Antonio Guterres bàyyi ñooñu ñëpp ne Afrique ay millions ngi doomi aadama dinañ ñàkk seen bakkan ak jàngoro ji di coronavirus. yamu ci moom Antonio Guterres mu ne bëgg nañ dajale ñoom lu toll ci 3000 milliards de dollars pour def ko suñu réew yi ngir xeex jàngoro ji. weddiwuñ ni fan yi am na ay fausses informations yu circulé comme quoi que ni tàmbale nañ def ay vaccins suñu réew yi d'abord nañuy préciser amagul ba léegi. ba fi ñu wax ak yéen organisation mondiale yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu wér-gu-yaram tàmbaleekuñ daf ay vaccin pour xeex coronavirus. am na également ñoo xam ni jotoon nañu envoyé vidéo ci benn cas bu ñu ne xew na Dalifort ba am ay xale yu ci ñàkk seen bakkan loolu itam gëstu nañ ko mais amul gaa am na ñu jàppoon ba teg leen loxo mais amul kenn ku ñu vacciné mu dee. gis nañ aussi benn post buy circulé fan yi ak image yu di jarawultu buy wax ni gaa yaa ngi def ay vaccin pour rey africains yi loolu itam di jarawultu musu koo wax maanaam ab fausse information la. mais avant ñu yegg si foofu yépp mat na ñu artu sénégalais yi rawatina suñu autorités yi nga xamante nii ñoom la ñu dénk suñu lépp yëgal leen li nga xamante nii ñu ngi koy waajal jëmale ci suñu askan. parce que doomi aadama yi ci mel ni Antonio Guterres du ñu n'importe qui ci àdduna bi institution bi gën a mag ci suñu planète lay jiite lépp lu muy wax rek seet na ko seetaat ko laataa mu koy fësal. te effectivement am na benn campagne boo xamante ni ñu koy préparé jëmale ci Afrique te ñi nga xam ne yàgg nañu suivre suñuy vidéo dégg nañ du benn du ñaar ñuy wax di junj benn programme bi ñuy woowee nouvel ordre mondial maanaam programme bi jaamu seytaane yi nekk ci kaw suuf di nas pour wàññi population mondiale bi parce que ñoom jàpp nañ ni adduna bi dafa bëri ay doomi aadama dañ ko war a wàññi buñ ko bëggee teg ci yoon wi nga xamante ni ñoom jàpp nañ ni moo gën. léegi nag ak programme boobu gars yi bëgg a def pour réduire population mondiale bi coronavirus tey dafa nekk benn opportunité bu mag ci ñoom pour matale yéene boobu ñu am lu gars yi di gën di dee mu leen di gën di arrangé parce que leen la ci seeni programme loolu la te programme boobu noonu ñi ngi fas yéene réaliser ko ci ndimbalu yenn organisation mondiale yi yu ci mel ni ONU FMI moom ngeen di gis ci document bi nga xamante nii day wone agenda bi lobby yooyu noonu teg pour noot àdduna document bi ñi ngi ko fësal en 1985 journaliste canadien bi nga xam ne moo ko feeñal ñu koy woowee Serge Monas gannaaw bu mu ko fësalee dañ ko rey mën ngeen ko lire lien bi ñu ngi ko def ci description vidéo bi donc kàddu yi nga xamante ni Antonio Guterres yëkkati na ko ñun duñu bett parce que ñoom seen objectif dafa leer naññi. en 2019 moom Antonio Guterres organisation bi nga xamante ni moom la jiite muy ONU defoon nañ benn étude xam ne ni population mondiale bi mi ngi toll ci 7,7 milliards de personnes maanaam lu ëpp juróom-ñaari milliards yu doomi aadama ñi ngi ci àdduna bi te fii ak 2050 maanaam fii ak fanweeri at dinañ toll ci 9,7 milliards doomi aadama maanaam dina yokk léegi nag ñoom seen objectif moo nekk wàññi nombre de personnes yi maanaam doomi aadama yi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw suuf ba mu wàcc ba toll ci 500 millions yu doomi aadama ci at yi nga xamante ni moo ñëw lan moo tax nag ñu bëgg a def loolu nee nañ maintenir l'humanité en perpétuel équilibre avec la nature maanaam dundu doomi aadama mën a dëppoog li ko wër moo xam dëkkuwaayam gàncax géeg yu nu mel te combat boobu noonu nekkul ni ONU kese moo ko porté am nañ aussi ay soldats yoo xamante ni maanaam seeni ndaw yu leen di jàppale ci seen objectif te ñooñee am nañ alal yu baree bari ay doomi aadama yu influent lañ fu ñu waxee ñu déglu leen kenn ci ñoom di Bill Gates
Bill Gates mooy patron Microsoft nekk ñaareelu doomi aadama bi ëpp alal ci àdduna bi alalam ñu ngi ko estimé ci 105 milliards de dollars américains. Perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get. vidéo bii nii ngeen di gis 2010 la woon moom Bill Gates di xamle ci benn conférence que réchauffement climatique bi dina jur jafe-jafe bu bari ci dundu doomi aadama ci kaw suuf. Some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists on this several times, do we really have to get down to near zero? mu ne moom laaj na ay scientifique yi gën a xarañ ci àdduna bi ci naka la ñu mën a def pour wàññi température yi ndax seetlu na ni ñun doomi aadama yi li ñuy sànn ci CO2 maanaam matière chimique yi jugee ci suuf jëm ci jaww ji dafa bari trop. Now we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. mu ne loolee nag jot nañu soppi ko. And see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. naka nag la ñuy def ba soppi ko moom Bill Gates mooy wax mu ne nañu njëkkee ci doomi aadama yi nit ñi parce que bu ñu seetloo li mu doomi aadama yi ci kaw suuf ñu ngi toll ci 6,8 milliards c'était en 2010 mu ne fekk ay at dina yegg si 9 milliards yi doomi aadama te jàpp na ni moom bu ñu liggéeyee bu baax a baax créer ay vaccin maanaam ay ñaq pour doomi aadama yi yokk service de santé yi maanaam bërëbu fajukaay yoo xamante ni mbonte moo leen tax a jóg dinañ wàññi doomi aadama yi ci àdduna bi ci téeméer yoo jël fukk jàpp fukk ak juróom. Bill Gates moom nëbbatuwul li mu namm ci àdduna bi fu mu dem kàddu yii lay fësal te da ko assumer parce que jàpp na ni pour naataange am ci kaw suuf faaw li mu doomi aadama yi wàññeeku bu baax a baax te moom jàpp na ni yoon wi gën a gaaw mooy créer ay vaccin yi nga xamante ni ñooy wàññi li doomi aadama yi war a dund ci ay at. When I was a kid, the disaster we worried about most. vidéo bi itam beneen conférence la boo xamante ni Bill Gates moo ko animé woon en 2015 maanaam juróomi at ci ginnaaw ci intervention am bu doon prévoir maanaam junju doomi aadama yi ci ab jàngoro bu nar a lëmbee àdduna. Down and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. moom Bill Gates mu ne tey natt gu mag ki nar a dal àdduna du doon ay bomb déedéet mais ab virus bu mel nii ngeen di seen moo nar a dal àdduna. Anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than. mu dolli si ne moom Bill Gates bu amee lu nar a rey lu toll ci fukki million ngi doomi aadama fekk at yi di ñëw ab virus lay doon virus boo xamante ni dañ koy wàllante mais du doon ay xeex wala ay jaamaarloo du doon itam ay missile déedéet mais ay microbe lay doon. dañu préféré diffuser leen vidéo bi ngeen gis date biñ ko publier gisal seen bopp virus bi nga xamante ni Bill Gates moom la prévoiroon te tey ñu mën ko méngaleeg coronavirus lépp dañ ko planifié woon ba toog léegi nag moom Bill Gates bi jàpp ni dañoo war a jaar ci ay vaccin pour wàññi limu doomi aadama yi nekk ci àdduna bi moom bi coronavirus bi feeñee jàngoro joo xam ni prévoiroon na ko ay at ci ginnaaw maanaam juróomi at ci ginnaaw moom Bill Gates génne lu toll ci 50 millions de dollars pour ne dafay xeex coronavirus mu ne ak investissement boobu noonu dinañ créer lu toll ci 20 000 jàpp 30 000 médicaments yoo xamante ni daañ ko testé te lu toll ci 12 sociétés pharmaceutiques ñoo ko nar a defar ñu rax ci doole ne daañ ko yombalal dëkk yi nga xamante ni dañu néew doole comme suñu réew yi ñun waa Afrique donc il faut que nit ñi yeewu rawatina suñu autorités yi pour comprendre li nga xamante ni ñu koy préparer ak coronavirus bi nii occasion bu rëy a rëy la pour ñi nga xamante ne nii dañoo bëgg a wàññi population mondiale bi te bu ñu moywul ñun ñëpp kenn ci ñun narta dund moo tax bi di ja rawati ne jarul ñuy sori
chloroquine baa ngi fi yomb na te miin nañ ko pour faj coronavirus gars yi commencé dal ci kawam parce que moom rawut dafa nasaxal seeni plan gars yi dañu pare woon seen lépp pour noot yàq àdduna rayee doomi aadama moom mu ñëw jaxase carte yi looloo tax gars yi sonal ko fi mu toll nii. léegi nag li ñu mën a jàpp suñu autorités yi war ko comprendre mooy Bill Gates moom ci ay vaccin la bëgg a jaar pour rey ay doomi aadama dégg ngeen ko bu baax sànq wax na ko publiquement ñëpp di ko dégg. foog nag ñun Afrique rawatina Sénégal pare caytu bépp ndimbal bu jógee bitim réew moo xam mu doon ONU mais aussi profité ci vidéo bi pour artu suñu doomi réew yi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllum paj ñu bokk tey ci ñu gën a xarañ ci Afrique wala sax ci àdduna bi ñooñu noonu def très attention parce que ñu mel ni Bill Gates li ñu namm def duñ ko def ñoom kese muus nañ muusaay goo xamante ni bu ñu dugg ci réew doomi réew yi seen xam-xam màcc ci mbir mi dañuy jéem a lëkkaloog pour yombal seeni plan. lan moo tax ñuy wax li nag parce que kenn ci suñu doomi réew muy professeur Daouda Ndiaye ñu bëri dégg nañ turam fan yi di kenn koo xamante nii liggéey yi gën a am solo ci àdduna bi jëm ci wàllum paludisme moom moo ko def moo ko liggéey muy suñu fierté ñun Sénégal moom professeur Daouda Ndiaye Bill Gates daf ko recevoir woon ci bésu jeudi 24 mai 2018 ci États-Unis mu jotoon koo présenté résultats yi nga xamante ni def na ko ak ay recherche ci feebar bi nga xamante ni mooy paludisme. naataable wuñu nag li nga xam ne mooy patriotisme am parce que amoon na ay opportunités yu bari des États-Unis jàngale fa di fa exercer li nga xam ne mooy métier am mais dafa préféré ñibbi si Sénégal parce que jàpp na ni dafa war a delloo réewam li mu def ci moom kon ñun duñu weddi que ni patriote la def na ay sacrifice pour réewam mais na gën a def attention ci ñu ci mel ni Bill Gates parce que li ñu namu biir Afrique mooy comme ni ko tubaab di waxee cadeau empoisonné maanaam mel ni ku ñuy dimbali alors que dañu bëgg a lor. na gën a moytu moom professeur Daouda Ndiaye xool ni muy lëkkaloowee comité scientifique bi fi ministère de la santé teg ngir xeex jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus jàngoro jooje nga xam ni defkatu ñaawteef yu ci mel ni Bill Gates ak Antonio Guterres bëgg nañ ci profité pour ray ñu ba ñu jeex tàkk. kon jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.